jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi digg bëccëg gi daañ ko door ak tolluwaayu mbas mi fii ci réew bu Sénégal jàpp leen ne niki tey ji nag ñaari doomi aadama ñoom ñoo yokku ci lim yi nga xam ne jot nañ cee ñàkk seen bakken juróom-benn fukk ak ñett ci ñoom nag ñoom ñoo ko am niki tey juróom fukki ci ñoom di ay cas contact daañ ci dikk nu mu gën a yaatoo ña nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ca diwaan bu Pikine rawatina rek tali Pikine tali bu bees askan wa fa yeewoo ba futtu la ñu def bokk na ci li ñuy rek joytu mu di wàllu assainissement ndax xam nañ ne saa yu nawet bi tero ay jafe-jafe la ñu am ngir rek daal di dund ci seen ab gox lu ni mel bu ñu defee ab taxaw seetlu ëpp na fanweeru at ca Kanda nag nekk ca commune bu Kahone ña fa yeewoo itam li ñu ñaawlu bokk na rek ci ñàkkub li nga xam ne moom moo di leeraange ak itam addu kalpe yi nga xam ne sonal nañ leen witt ba tax ñoom seen bopp nag ñuy yëglu daañu wax ci lépp lu soxal wàllu tàggat yaram Linguère bu Saint-Louis nag di sàkku rek ñu jox ko gëddam ci champion bu Sénégal Samba Linguère yooyu nag amaloon ab ndaje ak way taskatu xibaar yi di ñaawlu itam dogal bi nga xam ne rek comité exécutif bi daal dina koy jël gis ngeen ko noonu di ngeen ci teewlu ki nga xam ne rek moom moo di Amara Traoré daañu génn ci réew bu Sénégal utali ci réew bu Côte d'Ivoire foofee nag vice président bi di Daniel Kablan dëkkaan nag daal na jébbal démission ma ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février waaye mel ni nag ni ki tey ji lañ daal di fësal lu ni mel mbokk yi daañ ci toftal li nga xam ne rek moom la yéen kaay yi xëyee ni ki tey ji ci altine ji bu ngeen taaxiloo tuuti ma dikk ñu faram fàcce. salaamaaleykum mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média ñu ne waat leen ci gën gi nuyu rafetlu ànd bi ak ñun xibaar yi daañ ko dooree dem foofee nga xam ne moom moo di ca kër Kumba Ndiawo nag nekk ca département bu Mbirkilaan foofee nag ab góor woo xamante ni moom rek moom moo daal di xëy soobu ci li nga xam ne moom moo di ab teen kokke bu ñu xayma ay atam nag am na ci lu tolloog fanweeru at mu mel ni nag ginnaaw suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu fa teewal ca diwaan bu Kaffrine di Omar Ndiaye bi mu waxee ak ñenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ca woowule gox li ñu xamle bokk na ci kookee nag mu mel ni taxu ko wér lool jamono yi nag may wax ak yéen sapeur pompier ñu nga foofu ngir rek daal di génne li nga xam ne rek moom moo di néewam mbokk yi jamono yi may wax ak yéen itam njiitum réew bu Sénégal moom Macky Sall ma nga ca Tiwaawan ngir jébbal li nga xam ne rek moom moo di njaalam ginnaaw ki nga xam ne moom moo di Serigne Pape Malick Sy dëddoo ba tey xam ngeen ne njiitum réew bu Sénégal dafa beroon boppam ginnaaw itam ba mu rek saafonte ak kenn koo xamante ni rek dañu njort ne rek dafa amoon jàngoro ji di coronavirus bi mu génnee yàggul xam ngeen ne bés yi rek ñu génn la ba tax niki tey lay doog a dem foofee nga xam ne moom moo di ca Tiwaawan mbokk yi ñu ñëwaat ci leneen di mbas mi ak tolluwaayam fii ci réew bu Sénégal jàpp leen ne ñaari doomi aadama ñoom ñoo dolleeku ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot faatu juróom-benn fukk ak ñett ci ay doomi aadama ñoom ñoo ko am niki tey jii nag juróom fukk ci ñoom nag di ay cas contact dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo di docteur Mamadou Ndiaye moom moo yoroon kàddu bés bi ca ministère de la santé. Ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yu bàyyeeko ci laboratoire. yi may waaj a lim ci juróomi ñaar téeméer ak fukki test réalisé juróom-ñaar téeméer ak fukki test yi ñu jot a def ci laboratoire yi juróom benn fukk ak ñett ñoo ci positif ci ñooñu juróom fukk yi ay cas contact lañu mooy ñi jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji fukk ak ñett ñoo ci cas communautaire mooy ñi nga xam ne dañoo xamul ku leen wàll feebar bi nga xam ne am nañ ko juróom benn fukk ak juróom ñett ñi ñu hospitalisé woon wér nañu te bu si yàlla àndee dinañ génn tey fanweer ak ñeent cas ñu ngi ci réanimation ñaar ñàkk seeni bakkan niki démb dibéer fukki fan ak ñaar ci weeru juillet bi ñu nekk ñeneen ñi des ñu ngi am tan ci bésu tey dale ko ci cas bu njëkk bi mbas mi duggee Sénégal jot nañu woññi juróom-ñetti junni ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti cas ñi am doomu jàngoro ji ci ñooñu juróomi junni
ak juróomi téeméer ak fukk ak ñeent wér nañ si. téeméer ak juróom fukk ñàkk seen bakkan mu des 2 junni ak juróomi téeméer ak fanweer ak ñett. ministère de la santé mu ngi masaw ñi nga xam ne jot nañu am ay mbokk yu wàññeeku di ñaanal ñu des ci hôpital yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm. ca diwaan bu Fatick ñaareelu doomi aadama bi nga xam ne rek daal na fay génn àddina ci li nga xam ne moom moo di mbas mi ab góor la woo xamante ni ay atam tax na ko bari lool ma nga dëkk ca commune bu Diossong loolee waral itam lawteefuk virus bi nag fondation Servir le Sénégal daal di taxaw temb ngir rek gunge ñi nga xam ne ñoom ñoo di mag ñi rawatina ñuy dundee itam li nga xam ne rek moom moo di ab laago ñu teelu reportage bu Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey. mu mel ni boobule élément yembagul waaye itam dañ ci desandi ba tey wax ci leneen loo xamante ni laale na wérgu yaram lépp lu soxal animi nag sonal lool askan wa nga xam ne ñoom ñooy yeewoo foofee nga xam ne moom moo di ca Sikicoor mu mel ni nag ñu ngay wëy di dundeek lu ni mel léeg-léeg nag sonal leen lool yenn saay sax nag ay ndaw dañ ci faral di faatu ba tax itam ñuy rek sàkku ñu gën leen rek bàyyi xel ci lépp lu soxal wàllu ambulance ak yeneen yoo xamante ni rek yu ni mel ñu teewlu reportage bu Moussa Omar Gueye. ci Fadiakunda arrondissement bu Maka Koulibantang daanaka lu jëm ci wàllum ñàkkum deret saa su ne dafay indi ak gàllankoor ñeel soxna yi bu ñuy mucc Mame Fatou Mbodj mooy coordonnatrice SR district sanitaire bu Maka Koulibantang bu sañoon ay bis yu bëri ñu daal di koy taxawal lu jëm ci wàllum mayam deret ci biir askan wi. dañooy ñëw saytu sunu femmes yi defal leen consultation gratuitement defal leen visite. comme ni ñu koy waxee defal leen consultation postnatale lépp loo xamante ne jëm na ci wérgu yaramu ku jigéen keeg doomam rek tey moom lañu ñëw def ci tey xoolaale seen butitu njurukaay ndax amul benn feebar. mën na egg ba ay 200 femmes ci lu ñu gis fii cas anémie daf fi bëri lool fi bëri torop waaw te aussi ñi ngi prévoir district bi prévoir na def ay don de sang. ci Fadiakunda poste de santé bi ba léegi ni si amul ambulance loolu tax na ki nga xam ne moom mooy sage femme d'état bi fa ne di Boussa Fall Diaw bu sañoon nguur gi ak ñi nga xam ne ñoo toogal mairie ak askan wi wut ci ay pexe. aux autorités aux partenaires aux élus locaux pour ñu dimbale ñu ci ambulance parce que boo seetee fii ak Maka ay 14 kilomètres te des fois ni bu tawee pour ambulance bi mën a ñëw jëlal suñu malade day xaw a yàgg des fois dina def ay 1h30 minutes te bu fekkee ne femme bi sonn dëgg-dëgg balaa moo yegg Maka ba yegg Tamba leneen lu ci lépp mën na koo dal leneen lu ne xaj na ci. lu ñu mën a jàpp nag mooy am na ay partenaires yu demee ni UNFPA ak PNLP programme bi xeex lépp lu jëm ci wàllu feebaru sibiru danañu indi seen dimbal ngir jàppale askan wi. Moussa Omar Gueye ca diwaan bu Tamba ñu sant ko gërëm ko bu ñu jógee foofee Moussa ñu dëkkmal fa nga xam ne moom moo di ca Fatick foofee nag ñaareelu doomu aadama boo xamante ni daal nay ñàkk bakkanam ci li nga xam ne rek moom moo di mbas mi ab góor la boo xamante ni ay atam nag tax na ko takku lool loolee waral fondation Servir le Sénégal nag taxaw temm ngi rek daal di dakkal law teefuk voobule virus rawatina ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di mag ñi jàpp itam ñi nga xam ne rek dañuy wéyee ak laago ñu teelu reportage bu Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey. maire yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci fukki commune ak juróom-benn yi nekkee ci biir département bu Fatick ñoom ñëpp nag ku ci nekk jot nga loo bu am solo ci matériel bu ni mel ñi ñu ko jagleel nag ñoom ñoo di ñi nga xam ni ay mag lañu ak itam nit ñi nga xam ni ay waylaago lañu fondation Servir le Sénégal nag li ñu bëgg moom moo di gën a leen a protéger ci feebar bi di coronavirus. dañu fi andi matériel ay matériel yu tax mag bu mënatul a dox wala doxam neexul mu mun koy jëfandikoo pour mun déplacer ay déambulateur am ay chaise roulante aussi pour ñi nga xamante dañu nekk ak laago ba mënuñu déplacé wu am fii it ay ñam yoo xamante ne day accompagner mag ñi bi ñu koy def nag ak témoignage yi ñu fa am yëpp njort nañu ne te xam nañu it ne dugg na ci xolu nit ñi. lii nag dafa bokk ci benn programme bu tudd programme d'appui aux personnes vulnérables. programme boobu nag nag première dame ne nañ ko gaaw def Fatick parce que dañoo nekk ci contexte boo xamante ne mag ñi il faut ñu protéger leen. waaw parce que feebar bii di Covid 19 dafa xaw a mun a sonal mag moo tax mu ne nag ñooñu nga xamante ne dañoo nekk ay mag wala seen mobilité yombul mu ne tey na ñëw jagleel leen loo yu mel nii. hôpital régional bu Fatick itam fàttewuñu ko équipement sanitaire yu am solo jox nañu ko. am fi ay tensiomètre
ak yeneen i mbir ay couche loolu lépp lu am importance la première dame madame Marième Faye Sall jël li nga xamante ne mooy matériel boobu dañ cee profité rek de santé yi demandé woon ñu dimbale leen bi ñu leen joxee ay tricycle ñu dimbale leen ci ay ordinateur pour que liggéey bi gën a xarañ tey ñu profité ti jox leen juróomi ordinateur ci juróomi poste de santé yi pour que yëf yi gën a yomb. programme d'appui aux personnes vulnérables bi nag bu ñu sukkandikoo ci Maïssa Mahécor Diouf nag mu ni jot nañ ko déroulé ci yeneen gox yi nekkee ci réew mi. Goudiaby cant ak ngërëm ñel na la ñu jógee ca diwaan bu Fatick ñëw lool foo xamante ni jege na Ndakaaru ca Rufisque lay doon nag foofee amal nañ tegub xeer bu njëkk ci poste de santé ba nga xam ne rek moom moo nekk ca Daaru Salaam koppar yi nga xam ne ficc nañ ko ngir daal di amal lu ni mel nag buñ ko xayma daal nay toll ci juróom-ñaar fukki millions ci suñu ay koppar bokk na ci li nga xam ne rek moom moo ko waral askan wa fa yeewoo daal di tàqalikook jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram ñu teewlu Abdou Guèye moom mooy premier adjoint bu maire ba nga xam ne rek moom moo fa nekk Ousseynou Thiam taataan ay kàddoom. boo ko xoolee HLM am na maternité amu ko woon mais ba tey rapproche parce que bu jëkkoon ñun presque man ma yaakaar naa je parle sous le contrôle de la deuxième adjointe saa bu ma masaan yëkkat sama kàddu man au niveau de la ville dama daan dénoncer toujours le fait que zone bi yëpp amul maternité. yàlla def tey aujourd'hui poste de santé wu HLM am na une maternité. tabax nañ ko lépp donc je crois que ñoom li ñu doon xaar rek mooy mu am benn matron pour ñu mën a démarrer seen ay activités. ci xam naa dina toll presque si ay juróomi quartier juróom wala juróom-benn quoi waaw ci lay war a toll Babou Salam cité Serigne Mansour. on est en train de quadriller un peu la zone. pareegu ñu aussi incha allah rabbi dans les jours à venir suñu yàlla mais fekk tal fas yéene nañu fii aussi au niveau de la zone dans le cadre du renforcement de la sécurité ñu taxawal fi benn commissariat de police. lépp lu soxal wàllu xëy mi nga xam ne nag Senelec amaloon nag ko ngir rek daal di jël ñenn ci ñoo xamante ni ñu nga fay xëy ay prestataires yoo xamante ni nag ginnaaw def nañ woowule concours daal di koy lajj li ñuy sàkk moom moo di ñu daal di leen di jël ka nga xam ne itam moom moo leen jiite jamono yi nag muy xam ne rek ne bu ñu rek jaay doole ci wàllu woowee ñoom seen bopp prestataires yooyu xam ne rek ne ku moywul daañu amal ab yëngu-yëngal ñu teewlu Timothée Coly moom moo jiite boobule amical Ibrahima Diame ak Fary Gueye ñoo taataan ay kàddoom. li ñu bëgg moo nekk Senelec jël leen par la force parce que ñoom amoon nañ chance su participer ci concours boobu noonu la mbir mi demee ci concours nag bu ñu defee concours ba noppi dañuy jël ñi nga xamante ñoom lañ soxla waaw ñi ñu soxla est-ce que c'est forcé dañ leen war a jël ma lay laaj yow. ñii admis dañ leen jël mais ki admiwul luñ la jël ñii admiwuñu ku admis rek jël nañ la ku admiwul nag jëluñ la bu fekkonte ne concours boobu dafa am protocole d'accord buy wax ne ñi am dinañ leen jël mais à l'avenir ñi amul sax dinañ leen jël ñu mën a wax foofu su boobaa sax man sama bopp maay njëkk taxaw soutenir leen mais mbir mi doxeewul noonu concours nañ organisé ñi am ñi admis jël nañ leen ñi amul toog nañ ñi amul nag ñoom ñoo taxaw ne dañ leen war a jël par force. maanaam boo gisee mën a la bu leen Guy Marius Sagna jàppalee dinañ am luñ ci fekk parce que xam nga nit balaa ngaa sóobu ci benn mbir da ngay xam boo ko xamul rek boo duggee daf dem nga jaxase. mbokk yi xam ngeen ne ni ki démb bàq bi daal nay tooy démb ci guddi nag fii ci Ndakaaru daal nay taw ni ki tey jii si suba itam laata rek li nga xam ne moom moo di benn waxtu du jot nag gis ngeen wis-wisal yi nga xam ne ñoom ñoo fi jot wàcc daañ leen digtal itam benn reportage boo xamante ni daañ leen ko jagleel ci wàllu taw bi ci suñu yeneen jotaayu xibaar foofee nag ca diwaan bu Pikine rawatina tali bu bees saa yu tawee nag askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo nag ay jafe-jafe la ñuy konteel ba tax itam boobaak léegi ñuy jooy rek wàllu assainissement lu ni mel buñ ko xaymaa bañ koy jooy ak léegi nag ëpp na fanweeru at ba tax askan wa di yëglu ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo yor cëggalu guy gi ñu daal di indi ay saafara ci li nga xam ne rek moom moo di seen i jafe-jafe ñu teelu reportage bu Abi Faye ak Modou Diop. quartier bi seen jafe-jafe moo di amuñu benn yoon canaux d'évacuation ndox yi ci mbedd mi la ñu koy tuur saa su nekk lu weesu fanweeri at mi ngi nii waa Crédit Foncier ñoom di dund lii mu doon loo xamante ne lu leen metti la ndax seen doom yi ñu ngi leen exposé ci jàngoro yi nga xamante ne mi ngi lëmb ci àdduna wërngal këpp. waaw ak nawet bii di ñëw feebar bi bëri na ak fi ñu nekk ci pandémie bi xam nga moo tax ñu dajaloo fas yéene liggéey suñu quartier nag ndax xam nga ñun ay jeunes lañ te jeunes yoo xam ni xam nga dañoo gëm suñu quartier. naan li ma sama réew defal yow li nga defal sa réew moo koy ëpp solo ñun ci foofu la ñuy doxee te instant yi dañoo toll si
moment yi nga xamante ne ay options yu bari lañ bëgg ci quartier yi léegi nag lii moo ko mën a dérouler pour mën a lancement nit ñi pour ñu mën a yeewu xam lan la. ñu ne duñ ca yam benn yoon ndax tamit caytu gi des nañuy xool ana nan rek la ko ndaw ñi ci seen bopp di ko gën a téele seen loxo. je crois que lii ñu jot a def muy action bu rafet danañu fexe ba nga xamante ne dina am suivi ba lépp loo xamante ne yàqu-yàqu la dootu fi amati. loolee waral na ñuy ñaan ñi nga xamante nit ñoo di autorités yi ñu dugal ci seen loxo gën a leeral seen koñ bi waaye itam utal leen ay canaux yoo xam ne dinañ gën ci mën a këpp la nga xam ne moo di seen ndox yi. di ci woo état ñu ñëw jàppale quartier bi parce que sonn nañ système assainissement amu ci tali boo def mu yàqu ndax eaux usées yi ñu ngi cati ba fees ba dell waaw donc tout le monde le voit moo tax vraiment appel la bu ñu lancé état. ci jamono yoo xamante ni mbas mi ngi lëmbe fii ci Sénégal quartier Crédit Foncier ci diwaanu Pikine tali bu bees ñoom ñoo ñuy jóg ngir rek gën a yeesalaat seen gox yi lu toll ci téeméer ak juróom-ñeenti kër ñoom ñëpp génn nañ ngir lépp rafet waaye la ñu gën a bëgg rek moo di bile quartier mel ni quartier ak Ndakaaru yi. Abi Faye ñeneen ñoo xamante ni bëgg nañ seen i quartier mel ni quartier yu Ndakaaru yi nag di askan wa nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca Kanda nekk ca commune bu Kahone bokk na ci li nga xam ne rek moom moo leen sonal lool di ñàkkub courant lëndëm ba nag jamono yi mu ngi ne xuus ca woowule diwaan ba tax askan wa tam di yëglu ñu teelu reportage bi Ibrahima Diamé ak Fally Gueye. ay yoon yu bon ci biir quartier Kanda Fodé Bayo bari ay pax bari ndox seen poste de santé bi turu kese la rax ci dolli amuñu ndox askanu quartier bi de nekk commune bu Kahone ne mënatuñu dund coono yi de moo tax ñu dajaloo yore seeni brassard rouge ngir yuuxu. ñun waa Kanda dañu am lu ñu naqari torop parce que ñun waa Kanda amuñu yoon amuñu ndox amuñu courant Kanda amul sécurité. panneau solaire yi dañ koy dégg rek amuñu hôpital. Kanda Fodé Bayo bokk ci quartier yi gën a ñàkk kaaraange ci commune bi de daanaka agression yeeg càcc yeeg guddeeg bëccëg daanaka amul waxtu. 8h bu jotee boo fi ñëwee yow sama bopp doo ñemee génn ñun waa Kanda amuñu dara timis bu jotee ñemoo yónni sa doom sax mu dem bitig ba amuñu école xale yi fii la ñuy jógee di jàngi. mun dañ leen agressé yoon parce que am na élèves yi nekk fii am na ñoo xam ne agressé nañ leen fi ne bu ñax mi xawee génn yi tuuti xale yi dootu ñemetee dem Kahone ñun daal sentiruñu suñ bopp ci dara. li ni mel nag bokk na ci li ko gën a favoriser ñàkkum lumière quartier bi day lëndëm kurus amul ay lamp mbedd te moo ne de Kanda Fodé Bayo mu ngi ci taatu centrale électrique bu Kahone. mais ñun Kanda ak Kahone même pas 1 kilomètre amuñu courant kon ñun lan la ñuy jëriñ lan Kanda maire bi lan la ñuy jëriñ maire bi jëriñu ñu dara la ñuy jëriñu. dara lañu jëriñu. askan wi nag doon def rassemblement de protestation ngir artu donc kilifa yi di waajal beneen marche boo xamante ne dàqu ñu bare li di route nationale bi bu fekkee ne kilifa yi bàyyiñ leen xel. Ibrahima ñii nag li ñu waajal moom mooy di campagne uk sampuk garab yi nag ca diwaan bu Kolda li ñu bëgg moom moo di coppik li nga xam ne moom moo di lépp lu soxal wàllu alam gi ba mu rek gën a taaru waaye itam doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca wowule gox mën di si féexlu ñu teelu reportage bu Abdoulaye Diallo. fii ci Kolda ay askan ñoo ngi waajal bu baax a baax campagne yu njëmbatum garab bi ñu dëgmal noonee la ñuy bokk ci comité d'action politique bi nga xam ne Tidiane Tamba moo ko jiite ñoo daal di pare lu tollok junniy garab yu ñu fas yéene jëmbat fu ne ci diwaanu Kolda. dimanche nag dafa nekk bés bu am solo si ñun moo di projet chacun son arbre dinañ ko lancer dimanche incha allah jëmbat garab la lu ñu soxla ñun lu ñu bëgg suñu mbébét suñu yéene moo di am 1000 arbre xam ni ñu koy waxee nag si olof nag mais ndax na wii déggal te ko junni arbre ay yoo waaw junni garab lañ war a sàmb si quartier bu na dañu bëgg def artère bi depuis douane ba fii poste ba fii nii poste de police bi ak artère secondaire yi pour ma mag ca bile activité ñoo ngi si woo bépp doomu Kolda ngir boromam ñëw jëmbat garabam. garab parce que garab si dund la bokk garab si askan la bokk loolu la dañ ko bëgg a tuddee ki nga xam te moo di Pierre Atepa Goudiaby bi nekk sama xarit nekk ku baax te nekk ki nga xam te ne xeex ngir littoral bi ñu tuddee ko mais journée boobu dama invité ki ma soppa ki nga xam ne vraiment sama xarit la moo di Abdourahmane Baldé Doura muy xeex bu baax si Kolda di andi participation parce que moom tam mu ngi say action citoyenne yu bëri invité naa tamit ki nga xam ne moo di Mame Boye Diao nekk directeur de domaine officiellement pour que mu ñëw si journée boobu pas ay soutien non invitation seen bopp ñoom pour ñu joxe seen ñàkk si mbir mi action citoyenne pare new ma kenn si ñoom dama bëgg ñu ñëw daan seen doole sëgg jëmbat loolu laa bëgg da nga leen bëgg invité naa sama nijaay Abdoulaye Bibi Ba
invité naa sama nijaay président conseil départemental Kolda Moussa Baldé jot naa ko nangul na ma ko tamit. ñoo ngi siy ñaaxaale it bépp doomu réew mi ndax ku ne jëmbat tey toppatoo bu tuutee ba tuuti benn taatu garab. mbokk yi ñu àddu ci leneen ñeel làngu ko politique bi fii ci réew bu Sénégal moom di nag alliance sukkali suppi daal dinay sóobu bu baax a baax ci wowule wàll seen bëgg-bëgg xam ngeen ko di rek toog ci li nga xam ne moom moo di palaasuk buur bi ba tax itam ñuy waajal seen bopp naam tur wi sax nag jotaguñ ko fësal anam ñi nga xam ne noonu la waree dañuy teewlu maître Amadou Sall Alhassane Ba ak Amadou Ba ñoo taataan ay kàddoom. ñun dañu bokkoon PDS ñëpp xamal ñu ci buñ ci nekkee it. dañ ci nekk ak ngor ànd ak président Wade ba ñëpp demee ñoo fa des ba ñëpp demee ñun rek ñoo fa desoon ci jafe-jafe yi ñu toog lu ëpp at ak genn wàll wala ñaari at dara yëngatuwul amul réunion amul dara parti bi ñu bëgg ko yàqale ñu ne ñun nag suñu taxawaay may ñu nangu ñun suñu bopp ñun ñuy yàqale parce que dañu bëggoon yàqale ñu bañ. kon ni ko olof di waxee jamono dinay jot kenn ku ci nekk da ngay ber sa daara du ñu xarab kenn Ablaye Wade suñu baay la am na lu bëri lu mu def ci ñun kenn du àdduna du gudd fan ba ñu dégg ñu xarab ko waaye am na foo xam ne su fa tolloo da ngay ber sa daara. politique moom ku koy def lu nekk di nga ko dégg kuy def politique te bañ ñu wax la dara da ngay bàyyi politique suñu parti bi suñu joxee suñu récépissé ba pare. élection bu mënti amati Sénégal dinañ ci bokk dinañu bokk élection municipale dinañu bokk élection départementale dinañu bokk élection législative dinañu bokk ci élection présidentielle su ci yàlla àndee. kan mooy jiite. waaw loolu dinañu jël kenn ci ñun wala groupe ne nañu yéenay jiite dina am daal ñuy jiite. rabu àll moom ci àll lay nekk bi àdduna amee ba léegi. lañ ko doon junj ci bopp xibaar yi mbokk yi daañu àddu ci lépp lu soxal wàllu tàggat yaram Linguère bu Saint-Louis nag ñoom ñooy sàkko ñu jox leen seen gëdd comme li nga xam ne moom moo di champion fii ci réew bu Sénégal Samba Linguère yooyu nag amaloon ab ndaje ak way taskatu xibaar yi bokk na ci loo xamante ni rek moom la ñuy ñaawlu di dogaluk comité exécutif bi ñu teewlu ki nga xam ne rek moom moo di Amara Traoré Ousseynou Diop moom moo taataan ay kàddoom. boo koy def wax mbooloo wax nit ñu bare. du Linguère du ki dem moom rek ci xeex bi dana ci ànd ak yeneen naataangoom même bu fekkee ni ci li xew am na quelques yu tuuti équipe yoo xam ni dañuy kontaan ci décision bi maa ngi leen di woo ci ñuy ñëw ak ñun parce que li ñu dal tey mën na leen dal ëllëg parce que bi mu leen dalee ñoom Linguère dafa am solidarité ak ñoom wax ni d'accord ci décision bi mu d'accord mooy ñu wàcce mooy kenn wàcc mais nañu yéege parce que monde bi yëpp boo xoolee tout monde bi yëpp adduna bi yëpp ku ne da nga am xolu générosité maanaam joxe séddoo ñuy jox leen ceeb ñuy jox leen diwlin même suñu dëkk sax ñuy joxe ceeb ak diwlin mais ngi yàlla nañ jox suñu titre ñun laaj ñuy ceeb laaj ñuy diwlin xam lu ñu laaj laaj ñuy macaroni ñun lu ñu laaj mooy nañu jox suñu titre ak lu ñu moom ñu yéeg première division loolu lañ laaj. leneen lu ma leen doon wax bi ñuy door yi la jotaayu xibaar bokk na ci njiitum réew bu Sénégal moom Macky Sall ba nekk jamono yi nag foofee nga xam ne moom moo di Tiwaawan ngir jébbal njaalam ginnaaw Serigne Pape Malick Sy dëdd boobu ak léegi xam ngeen ne njiitum réew bi dafa nekkoon rek ci li nga xam ne moom moo di ber boppam ndax ka mu jotoo rek Safontel mu njortoon ne dafa am jàngoro ji di coronavirus ñu dem foofee nga xam ne moom moo di ca Thiès fekk fa suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu fa nekkal Cheikh mu mel ni rek teewoon nga ginnaaw rek njiitum réew bi mu jébbal njaalam. waaw jërëjëf Cheikh Diop comme ni nga ko waxee teewal naa fi nga xamante ne moom mooy Tivaouane njiitu réew mi nag ñëw na jébbal njaaram ba dem waaye nag li nga xamante daal xalifa général bi mu jotee kàddu li mu gën a biral Sénégalais yi moom mooy wax na Macky Sall nañu wax dëgg Sénégalais yi xam ne feebar bi am na di coronavirus te virus baa ngi wër ci réew mi te it nee na mi ngi sàkku nag ci askan wi ñu respecté li nga xamante ne waa kër docteur moom la ñu wax muy respecté mesure barrières yi ndaxte nee na Sénégalais yi dañoo soofantal
feebar bi waaye nag feebar bi lu am la. te kii mi ngi sàkku nag ci njiitu réew mi ñu def seen képp lay kàttan daal fexe nag ba feebar bi ñu gën cee expliquer Sénégalais yi ñu xam ko xam naka la ñuy xeex jàngoro ji balaa jéggi dayo ki nga xamante ne nag moom mooy chef de l'État moom mooy Macky Sall nag wax na li nga xamante ne daal moom moo ko indi Tivaouane muy jaal koo xamante ne xaritam la koo xamante ne conseil am la woon ndaxte daan na ko digal lu bëree bëri te it nekkoon na koo xamante ne homme d'ouverture la woon ku xamante ku ubbeeku la woon ku xamoon àdduna ku xamoon nit ñi te it nag waxam yëpp wax ju sell la woon te it daana déndale muy Pape Malick mi nga xamante ne nee na xaritam la te muy jóge fi loolu daal daanaka lañ fa am ci ay xibaar ndaxte taskati xibaar yi daanaka kenn bëgguñu woon kenn dugg ndaxte bi ñu ñëwee dañu wax ne famille bi dañ na fanweeri nit rek kopp lu ñoo war a dugg ci salle bi lu ñu waxtaanee la ak njiitu réew mi bëgguñu keneen koo xamante daal ak jamono yi nga xam ne mbas mi dafa am fi ci réew mi ba tax na nag daanaka gisuñu sax ay militants yoo xam ne ñëw nañu doon saafonte président de la république ndaxte foo gis ci Tivaouane ba ngay Zawiya El Hadji Malick Sy Zawiya Serigne Babacar Sy foofu yëpp dañ ko def ay barrières takk der yi taxaw kenn mënu faa jaar loolu nag mu nekk loo xamante daal xalif bi moo ko sàkk woon ndaxte feebar bi nga xamante ne moom mooy lëmbe réew mi li nga xamante ne moom mooy waa kër docteur yi li mu wax ñu digale nañu ko topp de respecter les mesures barrières njiitu réew mi nag bi mu noppee nag duggaan na otoom ànd ak délégation bu takk nag jibaluy cene ba bi nga xamante ne dafa war a jébbal njaaram famille yu xalif général bi nga xamante moo fi jóge di Mame Cheikh Ahmed Tidiane Seck mi nga xamante ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin bii la génn àdduna xalif bu yees bi nga xamante ne moom mooy Serigne Abdourahim Seck moom mooy xalif bu yees moom moo dalal président Macky Sall foofee nga xamante ne moom mooy cene ba Cheikh Diop. jërëjëf Cheikh Anta cant ak ngërëm ñu ko mbokk yi ci la jotaayu xibaar daañu dem ci réew bu Côte d'Ivoire foofee nag vice président bi di Daniel Kablan dëkkaat nag daal di jébbal ab démission am ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février waaye nag mu mel ni li ki tey lañ daal di fësal lu ni mel ci ab rek bataaxal woo xamante ni daal nañ koy fësal ñu teelu tënk li ak Modou Fall. Le vice-président de la République, Monsieur Daniel Kablan Duncan, a remis au président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, sa démission du poste de vice-président de la République pour des raisons de convenance personnelle par une correspondance en date du 27 février 2020. Après plusieurs entretiens, dont le dernier a eu lieu le mardi 7 juillet 2020, le président de la République a pris acte de cette démission et a procédé le mercredi 8 juillet 2020 à la signature d'un décret. ñu jégalu ci yow lay kàddu xam naa ne rek dañ leen ko digtalaat ci kàllaamay kocc ci xibaaru 19h yi 20h itam dañ leen ko digtalaat ci kàllaamay tubaab bu ñu jugee ci réew bu Côte d'Ivoire mu mel ni itam réew bu fële nga xam ne moom moo di ca Mali nag gis ngeen jafe-jafe yi nga xam ne askan wa ñu ngi koy jànkonteel bés bu yàlla sàkk ñu wàcc ci la nga xam ne rek ñoom ñoo di mbedd yi ngir ñaawlu rek ki nga xam ne moom moo fa nekk anam ba nga xam ne moom lay doxalee ka fa nekk njiitum réew di Ibrahima Boubacar Keïta jamono yi ma wax ak yéen mbokk yi jàppale na nag réew bu Mali mi ngi ci li nga xam ne rek moom moo di crise politique dañuy teelu tënk li nga xam ne rek suñu ndaw moom Mor Talla Gaye daal na koy def. bés yu lëndëm lay Mali di dund fan yi ci taarixu dëkk bi kenn mësul fàttaliku coow yu jéggee dayo nii wax nañu sax te ñu bari fësal ko ni fukki nit ak benn ñàkk nañu seen bakkan ci coow yi. kii di njiitu réew mi nag di Ibrahima Boubacar Keïta mi ngi ci wut saafara ndax noppiwul benn yoon ndax jàkkaarloo na ak askan wi ci ab discours à la nation muy ñeenteeli yoon muy jug di wax kii di imam Mahmoud Dicko nga xam ni ñépp ca Mali moom la ñuy may nopp ndax moom moo jiite mouvement bii di M5 moom it yëkkati na kàddu wax xale yi ñu dal te bàyyi yàq ak taal dëkk bi ñu nekkee waaye nag teg na ci ni Mali daal soxla na ab xar kanam bu bees ci jub ak bàyyi ger bi nguur gi nekkee yenn opposant yi ñu jàppoon sax jot nañu leen bàyyi ci dibéer gi IBK di président Mali mi ngi fay tàq-tàq bi nu mu ko mënee ndax dogal bi cour constitutionnel amee woon
teggi na ko te loolu bokk na ci li sooke woon coow li yépp. ca mbokk yi ñu àddu ci leneen di ñaareelu ponk xibaar yi di li nga xam ne moom la yéen kaay xëy ni ki tey ji ci altine ji ñu ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf sébb bu tëët ak wet gu ne la ñu koy wale l'observateur nañu moo taxit kilifa yore wàllu wér-gu-yaram ci réew mi andi nañu beneen plan anti corona bu yees ubbil yéenekaay bi ca plan ba bokk na ci ne léegi ñu am juróom-benn fukket ak lu teg la ñu hospitalisé test yi ñu def it dañu koy wàññi libération nañu ca jamono joojee coronavirus bi moom wàññiwul ay jéegoom mi ngi gën di law ci réew mi di dem romb na léegi limub juróom-ñetti junniy cas corona ci réew mi juróom-ñetti junniy ak téeméer ak fanweer ak juróom la ñu fi am li ko tax a yegg foofee journal bi nañu moo di ci week-end bi maanaam ci samedi jeeg dimanche ji am nañu ñaari téeméeri cas coronavirus ak juróom fukk ak ñetti nit yu ñàkk seen bakkan ci jàngoro ji téeméeri doomi aadama ak ñeent fukk ak juróom-ñett ñoo faatu ci covid 19 bi mu duggee Sénégal ak léegi Le Quotidien nañu leneen lii wane ne coronavirus bi waxul waxi dellu gannaaw moo di cas communautaire yi ak ni ñu fi sakkanee ñoo ngi ak lu ëpp junni cas communautaire ak téeméer cas bi ñu L'Observateur moo am ca Touba kenn xamul nañu koy tuddee mu di genn góor gu am juróom-benn fukket ak juróom dafa feebar ñu yóbbu ko hôpital Ndaamaatu ba ca Touba defal koy test gis ne dafa corona journal bi nañu ba mu ko yëgee dafa daw waaye jàpp nañu ko ñu jàpp journal enquête sa xool yi la mu xëy tey ji mu di coowal suuf fii ci Sénégal njiitu réew mi Macky Sall ay kàddoom ci xët mu njëkk yéenekaay bi muy xamle ne ci téeméeri yëf yu ñu ko yót su ne ko boo ko lijjantiwul mën naa jur fitna lu ëpp juróom-ñeent fukk yi maanaam plus de 90% yi coowal suuf la suuf sa ca Ndengleer ak coow la fa am journaliste ko ne nañu keroog am na wisil boo xam ne waa Sedima ñoo ko fa teg ak fital la génne li député yu fa demoon ba député Aziz Diop porté na ko plainte maître Boukounta Diallo di ko cosaanoo ca Jilaax lise ko nañu ba ñu ko invité démb ci émission Grand Jury ci rajo Futur Média ñaawlu na li ñu def ci suufas Ndengleer lekk ju Jilaax ji nee na délibération bi jël suuf si ñu toll jox ko Babacar Ngom la gis nañu ko def dañoo def lu leen neex rek waaye teguñu ko ci yoon journal Le Quotidien moom it dikkaat ak ñun ci wiisulub Sedima bi génn leen fetal ay député démb wax ñu it ne coowal suuf la ca Ndengleer moo xew rek waaye lii coowal suuf ci réew mi kenn xamul nu mu toll yëf yi bu doonub àll la ñu ne coowal suufas Ndengleer li genn garab la ci sursoi nañu fuqaleeg bëggeeg ngàppaaral gi yenn kilifa yi nekkee ci suufas réew mi honorable député maire bu Kër Samba Kane di Khalil Ibrahima Fall kenn demul mu des ndax jël na ñaari téeméeri hectares yi suuf ak juróom fukk jox ko benn entreprise bu ñu naan Sen'Terre te moom député maire Khalil Ibrahima Fall mi ko def ci entreprise bi la bokk bañ na ko ba moo cay actionnaire majoritaire grand place nañu ci commune bu yee nit ku fa dem fekk fa coowal suuf lu ne cobbay li ñu naan les collines sacrées de Yène moom la ñu ne moom la maire ba góor gi siis dagg def koy pàkk jox ko benn promoteur waa grand place nañu bi ñu jotee ci xibaar bi ba siiwal ko ñiy jàppal tànk góor gi siis am ndajeek taskatu xabaar yi la ñu woote ne dañu cay leeral waaye dañoo far gën a dëggal liñ doon laam-laamee leneen lu ñuy laam-laamee ci réew mi journal Vox Populi xëyee na ko mu di yokk gi ñuy wax ci paasu bus tata yi journal bi nee nañu borom tata yi jël nañu dogalob yokk ci paas bi fukki dërëm jàpp ñaar fukki dërëm tarif yi ñu teg moo di léegi première section 150 la maanaam fanweeri dërëm deuxième section bi ñu def ko téeméer ak fanweer 650 francs jëwrin gi ñu dénk wàllu dem beeg dikk bi ci tali bi di maître Oumar Youm di xam le ci xët mu njëkk Vox Populi ne kenn yokkuloowul kenn benn paas du lu ñu waxtaane te it du lu ñu santaane xam la ne it ne loi 1994 bi tëral ñi paas yi war a tëdde képp ku ko xëtt ay daana ngi lay yot l'observateur nañu ak yokku amagu ci borom watay tata yi ñoo doon jéem ab ku waaye yëf si sottiwul lu sotti am borom lambu ji GFM bëgg a tëgg ci diggante rëg-rëg ak guy gi sunu lamb nee nañu njaw ma ngi cee desandoo xam benn lambu ji taxawagul naas mi mënaat sëru guy gi xamal waa sunu lamb ne Maawo Cissé mi dox combat boobe woo na ko démb ay yoon bi waa sunu lamb woowee Maawo laaj ko fan la combat bi toll li mu leen wax moo di may leen ma wax ak waa kër guy gi bu nuppi record yéen a kaay nañu combat guy gi ak rëg-rëg daanaka taxaw na bu nuppi ne rëg-rëg signé na mbër mi ñu ko bëgg a booleel di guy gi moom it mën naa am mu signé tey jii ci altine ji. Mamadou Mohamed Ndiaye cant ak ngërëm ñenn la ñu dagg àdduwaat waxtaan ak beneen Mamadou Ndiaye lay doon ak ki nga xam ne moom moo di Merry Beye ñu war a waxtaanee li ci internet bi ni ki tey Mamadou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh Diop di nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi wax nga ko tey ñun ñaar ñëpp nar a ñëw. désormais chaque jour ci waxtu bi ñu fas yéene ànd ak Merry Beye Diouf. ñu fas yéene accompagner téléspectateurs yi. ñu waxtaanee li ci internet bi. tey lan ngeen war a waxtaanee li ci internet bi. yow moom xam naa ne miin nga internet bi. tuuti rek laa bëgg miin. tey li ñu nar a waxtaanee bari na. xam nga jamono moo toll foofu actuellement nii. réew mi moo toll foo xamante ne faaw ñuy dugg ci internet bi di xool lan moo ci xew. waaye foog naa ne yéen itam di ngeen ko wane la ak mbokku téléspectateurs yi. dinañ ko wane la yaatalal leen ko comme ni ñu koy defee dañuy sensibiliser en même temps ñu informer leen en temps réel dinañ ci ànd ak Merry Beye Diouf ci kanam tuuti ñu ñëw tey dinañ waxtaanee coowal Ndingler bi am na ci réseaux sociaux yi ay baat yu ci jóg ak mbirum Oryx bi xam naa ni ngeen koy waxee kéwal la ci wàllu ci wolof.
jërëjëf Mohamed Ndiaye ñu bàyyi la ak mairie bay ngeen digtal mbokku téléspectateurs yi li nga xam ne rek moom moo di li ci internet bi mbokk yi ñu jaare fa daal di buur yi la jotaayu xibaar rédaction bi di leen jox dig daje daañ fi teewaat ngir fi ci leen xibaar yi ci kàllaa mooy kocc 20h ci kàllaa mooy tubaab lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme fii ci télévision Futur Média jërë ngeen jëf ak kendal ak jàmm